salaamaaleykum mbokk yi man Seydina Seck maa leen di nuyu bu baax fu ma leen daan nuyoo fii ci seen site www.inforewmi.com ak si seen chaîne YouTube Info Rewmi ginnaaw ba ñu ñaanee yàlla suñu borom nangu lépp lu ñu ñaan ci màggalu Tuubaa bi ñu génn ñu ngi ñëwaat di leen dalal ci seen chronique fas yéene waxtaan tey ci wàllum transhumance mu nekk loo xamante ni mooy actualité ndax gannaaw ba président Macky Sall falo dañu ne képp ki nga xamante ni da nga nekkoon ci beneen wàllu wa ñoo bëgg a utali ci mbir mi dañuy taxaw dénoncer la ba pare taxawaa si ne képp ki nga xamante ne musoon nga fay yàq lu mel ni xamee kii di njiitu réew mi démb nga ko doon bañ tey bëgg a ñëw nangu dinañ la wax génne say waxu démb yaakaar naa ci logique ci lañ nekk boobu ba tey gannaaw ba président dafa waxoon ni 5 ans lay toog au lieu de 7 ans moo taxoon ñu ne fii ba 2017 lu fay waxoon dinañ ko génnee ndax nag jot moo na gis vidéo bii. en tout cas gouvernement bi moom ci sama ndigal du def lenn loo xam ne dana méngoo ak lu yoon wax. en tout cas gouvernement bi moom ci sama ndigal du def lenn loo xam ne dana méngoo ak lu yoon wax. voilà ñoo ko gisandoor donc mu nekk yoo xamante ne aussi parfois baax na ñu ko si cabaxal ndax nit ñi di mën a fàttaliku yenn yi bon te bu ñëw ci wàllum transhumance ñëpp nee nañ te bu ñu doon xool définition bi maanaam ay genre gétt la bu ñu ne gétt rek ne mala ñoo xamante ne ñoom ñooy xool fu dara nekkul ñu jóge fa dem fu dara nekk parce que tey gisoon nañ fi le cas de Moussa Sy dinaa fi ñëw ci kanam génne la ay audio yoo xamante ne daanaka wala bu ngeen koy dégg sax bariwul ndaxte yàlla def na aussi am na yu bëri yoo xamante ne moom am nañ benn banque boo xam ne fa la ñuy denc suñu mbóot yooyu yëpp dinañ ko génne dinañ si ñëw léegi naa leen ko tegal ndaxte moom mooy jën bu mag bu nekk parcelle waaw parce que moom nangu naa nekk jën ni ki nag moom ba dee ba yàlla suñu borom teg la ngay nit yow nga nangoo nekk jën loolu moom beneen affaire la ñu ñëw tamit ci ki nga xam mooy taxaw naan moom mooy gaynde gi moom tam beneen mala la muy Ousmane Gueye di meeru Saly kooku moom daanaka daw làqu la def daw làqu mooy réfugié ndax koo xamante ne dañuy ñëw di la jiin ay scandale ci ay détournement ay suuf bi nga xam ne ko jël caxatee ko Sénégal yëpp teg seen bët yoon topp la yow nga ni kat léegi benn solution moo des ndax def naa njombe xaama dem làqatu ci ginnaaw parti APR comme ça kenn du ma def dara ndaxte loolu la ñu fi gis ñu fi mos a caxate suñu alal lépp bu ñu demee làqatu kenn gisatu leen ku ci mel ni Luc Nicolaï nga xamante ni yoon yàgg na ko wër ñu ne ba mandat d'arrêt mais ba mu demee ba xam ne sonn na sës na dafa dem rallier APR kenn déggatu ko bari na suñoo xamante ne bu ñu ko doon lim tey suñu tool dafay boy donc nag rupture yooyu la Sénégalais yi doon séntu ci waa ji et malheureusement nag lu fi amoon depuis 2000 ba tey moo fi nekk ndaxte 2000 Abdoulaye Wade si on se rappelle ba mu ñëwee génne audit yi si la ay ñoom Sada Ndiaye ay ñoom kenn mënu ko lim Ablaye Diack dem si yàlla ñoom ñëpp kenn ku si nekk day ñëw tegal la sa rapport mi ngi nii ñëwal sama parti wala nga dem rëbës nga accepté ñëw ci parti bi et malheureusement tey continuité boobu moom lañ gis tey lii di waa nguur gi di def Ousmane Gueye nga xamante ni dem leen Google ngeen tapé scandale Ousmane Gueye scandale foncier ngeen dem ngeen xool ko et malheureusement tey kooku moom moo ñëw tax naan président gaynde baa ngi ni jàppal on se demande ban Sénégal la ñu nekk ban Sénégal la ñu nekk ku mu am ndey ak ku mu amul ndey lañu fi gis et malheureusement noonu la Sénégal di fonctionner ba kañ ñun li ñuy xeex nii ba kañ la jëm moo tax il faut que ñu xoolaat tey suñu politiciens yi te nag xool nit ki weesuwul jëf waxu jëmbam ak waxu tayam ku su mel ni Cheikh Tidiane Gadio xaw ma tey xam nga moo tax ñu naan gis ngeen état yëfu banditisme dëgg mooy état ñëpp xam nañ ni liberté de la justice bu am États-Unis mais tey kenn xamul ban rapport blanchiment Gadio bi ak lu mu ñëwee officialisé ñëw naan ànd ak président de la république ban rapport la ñu am en fait kenn xamu ko kenn ay mbóot la yoo xam ne mais da lay leer ni boo defee see gëstu am na di nga trouver dara Gadio ñëpp dégg nañ li nga xamante daan na ko wax
lu mu naan waxtee Macky Sall ñëpp xam nañ ko dégg nañ ko dem na ba taxaw ne bu ñu ko indiloon kaamin sax dina war ni du mus a ànd ak Macky Sall mais dafa doy waar dañuy ànd ñu seetaan audio Moussa Sy boobu ma leen wax léegi ak suñu gaynde bi mooy Ousmane Gueye moom nee na moom gaynde la moom ak kii Cheikh Tidiane Gadio muy ñett yoo xamante ne ñoom ñooy fee yi xam ñoom lañ gën a ràññeeku si jamono ji si wàllum transhumance après ñu ñëwaat ci waxtaan bi gaañi ñu dem. damaa déggoon barki démb nga ne da nga napp benn jën yu mag si Parcelles Assainies waaye dama la bëgg a wax tey président de la république ne jàpp nga benn gaynde gu mag fii si Saly Portudal si kàttanu yàlla jàpp nga benn gaynde gu mag a mag fii si Saly Portudal te nag président gars yi war ma taxul ma di ko wax gis ful bi taxul ma di ko wax parce que defe naa ne gars yi xam nañ ma xam leen gars yi xam nañ ne bu ma la nee ñëw naa jàppal ne ñëw naa te bu ma ñëwee xam nga ne département de Mbour dana yëngatu parce que xam nga ne am naa si département bi cër kon président man ñëw naa président sa gars yi ñoo ma doon wax naan Ousmane ñëwal ma ne leen pour gars yi xam leen rek yow laa déggoon bu sa yaram tàngee gars yi di la bàkk di la naan xasañ na ngóor saaro rooga def na xolum o sañin te waa caaca waaye président man sama yaram man président man su ma doon dem ba sama yaram tàng président de la république xam nga lan laay wax dama naan gars yi ku ragal na nga daw Ousmane na ngi ñëw ànd ak dooleem ku dawul dalay dóor loolu laa doon wax kon tey ñëw naa pour wax ak loolu. Peut-être demain, on voit votre mouvement rejoindre l'APR ou bien encore... Oh là là, ça par contre, si vous voulez, vous amenez le Coran, on met tout de suite la main. Si on voulait travailler avec l'APR ou rejoindre l'APR, on l'aurait fait. On rejoint. Je ne veux pas porter de jugement de valeur sur l'APR, parce que je respecte beaucoup d'amis qui sont dans l'APR. Mais le MPCL n'est pas l'APR et ne peut pas être l'APR et ne fusionnera jamais avec l'APR. Je l'ai dit ici, c'est enregistré. Donc vous n'êtes pas un transhumant potentiel? Non, c'est-à-dire que j'ai dit aux Sénégalais que les transhumants, c'est une espèce animalière qui s'est insérée dans la politique et qui a fait honte au Sénégal. Donc Gadio ne peut pas dire ça et demain, venir la tête basse vous dire bon, c'est-à-dire que non, je ne suis pas de cette nature. Ok? Pour vous... na ngeen dem voter coalition Manko Taxawu Sénégal avec comme tête de liste le grand-maire Khalifa Ababacar Sall. Inch'Allah, avec une vraie représentation du peuple à l'Assemblée. Avec de vrais députés, nous allons changer les choses. Nous allons bouleverser l'État du Sénégal. Parce que le président Macky Sall et son gouvernement de nullards et de tocards ont retardé le peuple sénégalais pendant 5 ans. Ah oui. Avec des mensonges d'État. Ah oui. Avec un ministre des Finances menteur qui ne dit jamais la vérité. Donc vous tous, Mak Ndaw Xale Jigéen, yéen ñëpp le 30 à 8 heures, mbagg ak mbagg, loxo ak loxo, tànk ak tànk, jël mbañ gàcc bi, jël Manko Taxawu Sénégal, ñu door ko ci biir. Dégagez Boun Dionne, dégagez Amadou Ba, vive Manko, vive Manko, vive Manko. ci Sénégal et ku yeewoon suñu mag yu baax yi est-ce que dinañu kitaabu di bii Sénégal lañ fi bàyyi woon ci ay crise de valeur amatuñu ngor amatuñu jom amatuñu kersa amatuñu lu ñuy bañ amatuñu lu ñuy jom amatuñu lu ñuy rus ndax góor gu nekk war ngaa rus ñu tegal la sa waxu démb ak sa jëfu tey mu wute lool xam nga ni lii te bu ngeen toogee seen njaboot école yu ñuy jàngee ñu leen di xool ne seen baay moo fi waxoon lii président tey moo fi ñëwaat waxaat lii ray dox rek la ñuy def malheureusement li mooy Sénégal il faut que il est temps ñu jàng ñun naka la ñuy falee njiit
parce que politiciens yi boobu ba tey ñoom ñoo fi nekk benn cercle la rek tey ëllëg si biir bu fi keneen gañe woon tey jii ñi nga xam ñoom ñoo fi nekk te ñoom ñooy taxaw demaat yolle si waa demaat ànd ak moom ne moo fi gën jël RTS accaparé ko géwél yi taxaw di la wëy drapeau bu nañu tuddee la ko événement bu nañu tuddee la ko loolu mooy continuer di dem ba kañ moo tax politiciens ñoom ñëpp laa leen wax tout le temps ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk dinañ lëmba ci say mbir ba xool say kàddu démb ak say jëfu tey ndax wute na wax naa leen ko keroog ne woon naa leen dinaa ñëw ci politiciens yu ci bari parce que même Ousmane Sonko kenn moom fi taxawee naan dañuy fusiller les présidents mooy suñu 4 présidents yu ñu am yépp Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall dinaa si ñëw ak moom li nga xamante ni waxoon na ko ci lu ko état du Sénégal defal donc nag il faut que ñu jéem a xool tamit nit ki ay waxam parce que même bu dee ay erreur de communication tamit am na yu bari dinañ si ñëw yu bari dinañ si ñëw bu leen yàkkamti fii ba janvier am nañ temps bi parce que tout le temps loolu la leen wax man leen nag ku yaakaar ne tey jii dañoo ànd ak ñii wala dañoo ànd ak ñële yaa ngi nax sa bopp benn parti lañ am muy Sénégal ku ko nar a foowee dinañ taxaw dal sa kaw dara soxaluñu lu dul Sénégal moo tax am na dañoo am ay xarit fépp opposition bi am nañ si ay jëgg ñoo xamante ne dañuy waxtaan pendant des heures yoo xamante ne lépp ci mbirum Sénégal la ñuy wax ci nguur gi am na ñoo xam ne dañuy taxaw di waxtaan pendant des heures yoo xam ne yëpp ci mbirum Sénégal la ñuy wax Sénégal moo ñu soxal dara soxaluñu lu dul Sénégal ba tax na képp ki nga xam ne dafa jug taxaw pour nekk candidat dinañu lëmbaj say mbir amuñu paate amul demba amul ma samba amul ma demba voilà parce que yaakaar naa nag fu ñu toll nii taxaw jël ses responsabilités dafa jot mais du ñu fi nekk rek ne diw lañu àndal dañuy gumba tëxlu lépp lu mu def baax na lépp lu mu wax baax na non parce que combat politique ay xel a koy xeex pas ay xol dafa da ngay gis tey waa Pastef yi nekk ci réseaux sociaux yi ku wax Ousmane Sonko ñu taxaw saagal wax bu ñaaw bu nekk jut alors que loolu la ñuy ñaawlu ci waa APR yi ba pare nag ñoom ba pare ñu koy def ak n'importe quel parti politique ah je pense que nit ki même bu critiquer sa nguur sa njiit xoolal lu mu wax nga xool lu ci baax yépp nga jël dolli ci lu baax li nga am loolu mooy yokkute mais yow bu ñu waxee sa critiquer sa président parti rek de suite yéemoo comprendre nit ki fu mu waxee da ngay tëb rek dal ci kawam bu doon ay critiques yu objectif dañ naan waaw yow nga xamante ni sa bët yi ngand yi du wax nit ki da ngeen xool fu muy waxee loolu mooy avancé loo démocratie loolu mooy avancé loo débat kii kat critiquer la sama njiit xaaral ma jéem a xool bu dee lu koy jëriñ la nga waxtaan ci moom ne ko lii ak lii ak lii bu dee lu koy yàqal la nga conseillé ko mu teggi tànkam loolu mooy avancé loo mais taxaw di saaga di kii ba pare ñu taxaw di ko xase waa APR yi te fekk gars yi ñoom ñoo ko fi dàq def ndax ñun jeunes yi actuellement ñun ñooy avenir réew mi ëllëg ñun ñoo war a relever le débat politique donc dafa jot na ñu mën a conscientiser wu di mën a jéem a xool lu ñuy def pour mën a améliorer les choses nit ku nekk nit nga te yàlla suñu borom mooy nit ku dul juum amul say nit mën a def ay erreur de communication ngeen waxtaan ci ak moom mu xool nu muy doxalee communication ëllëg si biir parce que communication ak image mooy li nga xamante nit waru ko caaxaanee mais bu ñu taxawee tey bu sooy su ma ñëwee tey wax ne prochaine fois dinaa ñëw génne ci ay affaire Ousmane Sonko ñu ko wax way alors xamu leen sax lan lañ war a wax xamu leen lan lañ war a mën a wax ndax loo xamante ne avantage wala loo xamante ne critique la boo xamante ne ndax weñ si tàng-tàng koy jubbante man tuuti naa pour jox ko ay conseil tuuti naa pour jox ay conseil Idriss Seck tuuti naa pour jox ay conseil Macky Sall mais dinaa wax sama xalaat dinaa wax nu ma gisee les choses ci réew mi laa bokk falaa juddoo falaa màggee falaa jànge donc nañ jéem a positiver les choses man tey su ma doon politique ñu wax dara sama njiit dinaa xool kooku wax lu baax ci loolu ma jël ko loo xam ne mën na maa jariñ ma jël ko su ma ko mënee yeggee ma yeggee ko ndax xel du doy
foofu laa bëgg ñuy jéem a étudier li nga xam moom la ñuy wax mooy lu Seydina di wax lu Pape Alé Niang di wax lu Mamadou Ndiaye Doss di wax lu keneen ak keneen di wax nañ xool lu ci baax ñu jël boole li nga xam yóbbu loolu mooy réew noonu la réew di doxee noonu la organisation di doxee. donc pour terminer en beauté rek ma jëm leen baaxee vidéo bi ñëwaat ci waxtaan bi ñu tàggatoo jërë ngeen jëf. te transhumé woo. déedéet lu tax may transhumé géwél fii su kéenam dee dootu way keneen Ablaye Wade jaar naa ak moom foofu su ma ko bàyyee ku ma wuti nga war maa ragal damay bañ ku ma ragal. est-ce que leer na de dañ def tampon ci wax jooju jaar naa ak man teral na ma. dama bëgg nga waxal naa ko lu baax. waaye Ablaye Wade jaar naa ak man foofu nag su ma ko bàyyee ku ma wuti nga ragal ma. isaan. pem joo gis pelam lay dajeel. père. Laylatul Qadr nanu ñaanal nanu président de la république premier tour. waaw noonu ci kaaba gi. Macky Sall waaw noonu ci kaaba gi premier tour rek. waaw fii ci.